li ñu bëgg mooy ngeen ànd ak Khoudia Sylla def ko muy kilifa ci dëkk bi ci wàllu mairie bii li ñu bëgg mooy ngeen ànd ak Aminata Diouf def ko responsable noonu ñu ko waxee lañ ko mën a waxee ci responsable yëpp ma di leen xamal ne leen bu leen ci kenn nax tant que jëluñu dëkk bi jiital ko def ko au centre de nos préoccupations duñu dem kon liñ leen di ñaan mooy ñu waxtaan bu am njëriñ te ngeen ànd ak Khoudia Sylla te bañ koo nax. maa ngi wax ci turu association Fass Jom association Fass Jom nag dafa nekk association boo xam ni daanaka membre yi mën nañ juróom fukk ñu nekk ci biir koñ bi te association bi bu taxawee tey ginnaaw yàlla Khoudia Sylla mii moo tax waaw ndaxte koñ bi nekkoon na koñ bu tekkaaral bu amul benn activité nag koñ bu dee sax Khoudia nekkoon ci koñ bi ba jóge fi sëyi yaayam feebar mu dellusiwaat ci koñ bi mu dellusee ci koñ bi nag en tant que femme de développement mën nañu moo suqali sunu gox bi ñëw fii regrouper femme koñ bi yëpp ci benn association fexe bañ nag légal sunu récépissé mi ngi ne ba ñu légal léegi ñu fiy def ay activité ñu def benn ñuy kii sunu activité yi maanaam dañ doon def ay cotisation ku nekk weer bu nekk kenn membre bu nekk joxe 1000 francs ñu si liggéey dem ba ubbi sunu kees avec macha allah tabaski bu jub see bañ toj sunu avec jigéen ju nekk di nga mën dimbali sa borom kër dimbali say doom te loolu lépp nag kenn waralu ko lu Khoudia Sylla waaw am na ay ñeneen ñu fi jaaroon avant yéen pour ñu liggéey ak ñoom commencé woon nañ def ay transformation ay saabu eau de javel mais bi ñu gisee ni tamit affaire bi mënut a dem parce que tamit lu ñuy liggéey lu ne ñun tamit dañ cee bëgg a gis suñu bopp waaw parce que comme ni nga ko waxee sànq rek politicien dafa jeex parce que nit ki lépp lu muy yëngatu lu ne war na cee gis njariñam moo tax ñu bëggoon képp ku ñuy jàppale ku ne fii ay jigéen ñu xarit ñoo fi nekk ñoo xam ne liggéey rek a leen tax a jóg waaw nga jàppale si lu ñu liggéey transformation céréales yaa ngi fi lépp a ngi fi. xam nga jeune moom bu ñu ko waxee développement réew ci la bokk ak gox ñun yàgg nañoo dégg ay nit di ñëw fii wax nañu lu ne jaar nañu fu ne defal nañ leen lu ne tamit mais gisaatuñu leen mais tey suñu yaay ji bi ñu woowee ñun xamuñu ko ay caaxaan kon képp ku ñu indil kooku du caaxaankat ak aussi ki ñu fi indil ñun xam nañ ko ñun ak ñoom ba Daaru Salaam temps yi ngay dem ci temps roxi ndaw ñëw primaire lañ doon def ak ay defaal ay tiset lañ daal sol ak kii kap dem sa meeting yëpp di ànd ak yow kon ñun nekkoo ku bees si ñun yàgg nañ laa dégg xam nañ li ngay def léegi ñun nag ñun jeunes yi dafa am loo xamante ni dañu ko war a bàyyee def ñëw utiliser ñu pay dem seen yoon mais gëm naa ne loolu ak li ma gis fii dal na xel du am léegi ñun ay élèves lañ surtout loolu ay élèves lañ te dañ ne élève ak xale ñoo yëri réew te tey jii nii sañoon na ñun suñu parewoon suñu jàng ñun ñëpp terminal la ñuy def ñun ak suñu yaay ji ay doomam la ñoo bokk classe terminal la ñuy def te ñun am nañ amical boo xamante ni xam nga léegi réseaux sociaux dafa développé ba nga xamante ni ñu équipe ku bokk classe da nga xam ni groupe boobu duñ sore chaque jour dañuy déggoo kon ñun amical bi ñu yor pare nañ ñun ñi suñu ginnaaw yaay ji ndax tey jii moo tax ñu ñëw fii léegi dañoo bëggoon ñun suñu pare woon tey suñu ay étude ñu ut kuñ jàppale parce que université yi xat na te enseignement normal bi dematul suñu sañoon bu ñu amee bac ren la ñuy def terminal ñun ñëpp suñu amical ak yëpp bu jaree ñu ut rencontre boo xam dañuy recevoir ñu gën a wax suñu doléance suñu paree ñu teg ñu ay conditions yu leer ñu mën a diriger suñu avenir defar suñu avenir rax ak suñu yaay parce que tey jii ñun loolu lañu tax a jug parce que élève kat bu ñu waxee élève suñu yaay inscrire duñu ci école ñu nekk foofu di traîner wala di yàq seen xaalis yi nga xam dañu koy defaral
tey jii ñun bu ñu inscrire duñu paree dañoo war a jàpp si lu dëgër sigil leen mais moment bii mënatuñ koo am parce que système Sénégal demee na noo xamante ni amaana dina baaxe mais doxagul léegi nag suñu sañoon ñu ut koo xamante ni dañu wéeru ci ginnaaw ba nga xam ne bu ñu paree dinañ jàppale fépp fu ñu mën a fépp fu ñu bëgg a dem dinañu fa yóbbu bu dee ñi bëgg a def formation nga dimbali leen si bu dee ñi bëgg a dem université nga dimbali leen ci bu dee ñi nga xamante ni dañoo bëgg a jaar uti liggéey nga dimbali leen ci yaakaar nañ la si trop te ça fait l'occasion ins bii nii lycée Ahmadou Ndak Seck li ñuy jàngee dañoo organiser woon ay tournois sportifs xam nga képp ku wax étude ne sport étude ñun suñuy classe amicale bi presque ñoo dem final interclasse samedi bii dafa jàmp nag incha allah rabbi léegi nag ça fait l'occasion boo mënoon jàpp ci final bi lépp loo si mën a jàpp samedi bii nga jàpp ci day tax ñu gën a convaincre suñu morom ñu xam ne ñun ñii kat ki ñu jàppale du leen bàyyi. man li ma xam rek laay wax ci nit nee naa DG keroog la ko gis ma ne ko ku am taxawaay la fii ci R100 ma ne ko aussi ku am fulla ak ku am fayda la ma ne ko Khoudia ci développement rek lay dox demul woon ci politique kon bu engagé ci politique kon dina dox loolu laa wax DG parce que tam loolu laa xam ci moom ma di leen di wax na yéen ñii soog a dugg dal leen ak jàmm ma di leen wax ne kii ñun DG bi ànd ngor rek la ñu àndeek moom te ba ñu àndee ba tey kenn jéppiwul sa morom moom jéppiwuñu de waaye ñun tam jéppiwuñu ko parce que nag day taxaw moom ci boppam moo mën nitam parce que nag fu sunu bët xonqee rek bu ñu gëstoo jàkkaarloo moom dawu ci dara daayu ci dara man ma bëggoon na ngeen def benn say jàppale ko ci li mu bëgg ngeen jàppale ko ci parce que ñun R100 ku nekk xam ne ni fii bañ fi nekkee ba tey benn tali bii moo fi ñu dugg fi gis nga tali bële àngal may sa bee ma dëkk taxi jaaratu fa te maire baa ngi nii di ñu dégg te faalewuñu sax kon nag kon nit ki da ngay seet li nga xam ne mooy sa njëriñ nga di ko def ñun benn carte biñ koy sànni wàññiwuñu dara dina tax ñun ñu defaru ndax man xam naa ko bu baax ndax nekkul tey laa ànd ak moom nekkul démb laa ànd ak moom dañoo ànd bu yàgg 2013 ba tey ñooy ànd te musuma gis mu def benn faux pas ñi may àndale ñu ñuy toog kenn ku ci nekk mun ngaa wax seede ko donc man nag sama kii ci loolu la doon dem pour ngeen jàpp bu dëgër ngeen ànd ak Khoudia mii ngeen jàpp bu dëgër ñun de bañ jàppee ba tey bàyyiwuñu te man bëgguma yéen ngeen bàyyi yéen samay dëkkandoo samay xarit samay am di jaam yéen ñëpp laa bëgg daal ngeen jàpp ci Sénégal jëm kanam. amul lu ma liggéeyul Daaru Salaam dem naa ba am fa mbootaayu 200 personnes diggante bool bâche chaise yu ñuy liyee ba kudd bu ñuy lekkee taxawal naa ko Daaru Salaam parce que booba temps développement mu nekkoon sama xel lu ñuy développé rek ñu dajale fukk bay dajale ay junni bay dajale ay 25000 di ko tegg ay natt ku tegg jënd lal ak armoire yàlla dogal ma ñëw R100 ma xam ne nag fii sama fief la fi laa dëkk ma xam ne nag lii il faut ma liggéey lu ma liggéeyoon Daaru Salaam war naa liggéey R100 lu ko raw parce que R100 nag école R100 gii laa jànge fii laa amee entrée en sixième Mamadou Diaw laa amee BFM doog a nekk auditrice ci yeneen écoles yi ba yàlla dogal sama njàng taxaw terminal ma toog jàngeetuma réccuwuma ko nag parce que lu mu gàtt-gàtt xam naa nu may dundeek doomu aadama yi même bu ma ci amul dara am naa ci xam-xamu nu may dundee ak doomu aadama yi kon sant naa yàlla bu wér di sant nag waa groupement Fass Jom ndax mënoon nañoo créer groupe bi ba pare ñu jiital la di la fakkatal kenn fakkatalu ma lu ma leen defal neex na leen même prêt banque su ma demee ne leen prêt bi nii lay demee duñ ci teg baat dama ñëw jiital leen ñu dem jël seen xaalis liggéey su versement jotee ma boole dem fay avec bii ñu fi taxawal bii mooy 3e édition yaakaar naa buñ ko tojee ku nekk da nga ci gis sa soxla nag dañ koy rey fii tëral ci mbedd mi kër gu nekk yóbbu wàllam te lépp suñu kees lay jóge am nañ ay tenue am tenue amaat tenue yoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy niroole kon saboote amul ku nekk nag jéem na fee ñëw jéem a ñëw laay wax ndaxte ki fi ñëwoon ba jël xaalisam jox ñu ko nañu defal leen eau de javel ñu defal eau de javel valeur u 25000 francs la woon su ma fàttewul mu jënd ay produits détergents jox ñu
ñu defal eau de javel jaay jël loolu dugal ko suñu bopp mais ba léegi gisuñu ko kon kii jëmm ji amel nañ ko ngërëm ndax koo gis ma tagul 15 jours mu déplacé wu en tant que directeur général may leen ko loxo ngeen tàcc ko war a ñu ñun ku nekk jéem ngaa wax ak ñun te taxul ñu gis la monsieur Mbaye jërëjëf ñoo ngi lay dalal jàmm yaag équipe bi nga àndal di la ñaanal yàlla li ngay dagaan ci Thiès yàlla na la ko yàlla defal xamal ne nag góor yóbbuwuñu te woowooñu ñun ñoo jël décision jóg bëgg a ànd ak yow pour liggéey Thiès dangaa bëgg a liggéey Thiès ñun dañuy ànd ak yow pour liggéey Thiès te nag na nga xam ne bu fekkoonte ne dañoo dégg ci yow jëw bu ñaaw kon duñ ñëw ci yow mais dañoo dégg say def-def di dégg say baax-baax parce que nag ku ne xujja ne dikkoo kenn du ko tàqale ku ne xujja ne màggat ci bu kenn du ko dàqale ku ne xujja ne Aminata Diagne kenn du leen tàqale xëy na relation bi ma am ak ci lo dikkoo am ko kee sax sama relation kii soreegul waaye c'est pas la première fois Mbaye ñuy jël mobilisation di jëm ci yow mosoon nañoo jéem a dugg ci yow dafa antuwul parce que booba xëy na booba dafa ñorul woon tey nag macha allah dafa ñor te di nga gis prix bi te di nga ko gis fii gis nga mbooloo nii ñu am détermination lañu duñu mbooloo moo xam ne leen di xëccël ne leen kaay la ñu dem depuis 3 jours depuis 5 jours timis a ngi waage jot yàlla laay seetal li ma wax bala maa def discours bi ñoom ñëpp laa toogal ci salle bi parce que nag dimanche bu nekk fii la ñuy tase di avec jeudi bu nekk fii la ñuy tase di jëmbal le 5 wax leen le 6 ak le lan ak le 20 lan ak le 26 bu nekk dañ fiy tase ak mbootaay goo xam ne ëpp na 50 personnes yooyu sax muy wax association mooy 50 personnes mais mbootaay gi romb na 50 personnes te woowuñu mbootaay gi ndaxte li nga ma waxoon ne ci biir kër lan bëgg a yem parce que campagne bi ubbeegul dañuy ñëw pour visite de courtoisie moo tax ñu yemale ko nii mais bu ñu woote woon man ragaluma mbedd mi pour ànd ak yow na nga jàpp na nag ñu am détermination ñoo bëgg a ànd ak yow coalition la xam nañ ko xam nañ ne bu baax coalition bu ànd ak Macky Sall lañ ñun gisuñu Macky Sall gisuñu kenn Macky Sall ñu ngi nii toog gisuñu kenn Macky Sall c'est la première fois koo xam ne kii ab responsable politique la déplacé wu ñëw suñu ko pour ñu yaa ko njëkk a def na nga jàpp ne ay gor ñoo bëgg a ànd ak yow ay gor ñoo bëgg a ànd ak yow gis ngeen mairie bee mairie est bii ba mairie ville ña fa nekk ay conseillers ñu ñoom la woon ku ci nekk formation ya nga def tey suñu toogoon tey benn jotaay wax danga naan lu la tee doon conseillère man maa soobuutoon ci politique xëy na su ma ki sooboon ba naga ni kon ba léegi leneen la ñuy wax waaye nag lu nekk ak heure am suñu début ànd bi yàlla na sax kenn ku ci nekk li mu ci xalaat ba bëgg ko ba ñëw yàlla na fekk moo gën ci moom donc ñun nag ni ñu àndeek Maodo Malick ñii rek la ànd ngor dignité ñu toujours nag ñi ngi ci gannaawam ànd ak moom rek te yàlla tax moom tam mu xam loolu mën nitam fu ñu ko woo mu wuy suñu bañ na ko ba numéro téléphone am ñun ñëpp boo ko woowee tey jii bu subaa bu la déglu bu la wuyuwul bu subaa mu rappelé la donc loolu jafe na ci leader donc kooku amuñu fayam beneen bi mooy Leggatu Ngor yi ngeen dégg nga xamante ni man maa ko jiite nekk présidente 1200 personnes lañu moom moo ni xaaral sama jigéen ñi nga xamante ni su ma jógee ñu jóg su ma toogee ñu toog dama leen fas yéenee jàppale naam yàgg nañu jàppale mais dani dama leen di defal loo xamante ni kenn ku ci nekk dangay mën a demal sa bopp bi mu invité ci Séga Mbeng defe naa ku ne xam na ko fii ci case bi mu ni leen dama bëgg sama jigéen ñi ñu xool nan lañuy mën a fexe ba ñu jàppalante ñun xamuñu woon avec bi ñu waxtaanee ak Séga mu ni ko nii ngay def nii ak nii ñu dajale nag jigéen ñi waxtaan ñu def ay groupement par 60 personnes groupe bu nekk 60 personnes mu yëkkati financement jox ñu 2 millions 200 léegi bu ci nekk ñu teg ci 100 000 francs moom moo ñu jëndal carnet ñun big sax jënduñu ko moo ñu jëndal kees Kanna sax moo ñu ko jëndal ni demal leen ak seen bopp
ngeen góorgóorlu liggéey ba pare mayaat ñu aussi ay yeneen formation yoo xamante ni boobu ba léegi kenn ku ci nekk ma ngay demal ak boppam bu tabaski jotee macha allah kenn du ñee kenn laajatuñu suñu borom kër yi ba sonn dañuy dem toppatoo suñu ay doom ba jàppale suñu ay borom kër bu ñu sottee macha allah dañuy am lu kawe suñu njort donc loolu lépp dañ ko ciy santé ba pare continuer aussi di ñu soutenir lu ñu nekk lu ne mu nekk ci lu mu xam digal ñu jàppale ñu biir ak biti donc noonu la ñu àndee ak moom di leen wax ni daal ku ñëw tey ak ku ñëw démb ñoo bokk yam ci biir mouvement bi liggéey rek la ñu xam ba fas yéene nag ñu jàppante bokk ndey ak baay fas yéene nag nekk ci gannaawam lu mu ni nii la ñu ne ay ca lu mu ni du noonu. maa ngi nuyu ñi ma fi fekk ñëpp di ci njëkkee naturellement madame Khoudia Sylla ak équipe bu association Fass Jom yëpp di nuyu bu baax aussi suñu représentante yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Hersent muy Aminata Diouf di ko dem Awa Mbaye Maguette Thioub Abi Sow et tant d'autres di Binta Yali aussi moom mi ngi dëkk côté Darou Salaam di nuyu aussi suñu jeunes yi nga xamante ni ñi ngi fi muy les jeunes du mouvement Gëm Sa Bopp te Ibrahima Diagne jiite leen ànd ak ñoom Papis Ndiaye ñoom Baris ak ñi fi fekk ñëpp ñi ngi fekk suñu beneen jeune aussi ki nga xamante ni moo di Moulay fekk nañ ko fi ak ñoom Ibrahima ak ñëpp di sant yàlla bu baax mais di wax ni am naa mbégte lool je pense que délégation bi El Hadj présenté na leen mais Khoudia dama wax ni dama suñu xel dafa dal parce que li olof yi wax bu dee dëgg nopp bu ko dégg da koy xam et je pense que ku mel ni yow ni nga àndeek ñii ba ñu naw la li koy gën a wóoral mooy lucidité bi nga àndee parce que wax nga ko da nga def développement pendant longtemps nga ni duma politique nga toog di xool ci politique ñu xame benn yoon xëy na doyagu la woon wala ñoragul woon nga dem ba tey nga xool ak sa groupement ak sa association ak expérience bi nga am yow sa bopp nga décider ni kenn du la indi xëy na xame bi ci élage la jaaroon mais booboog léegi war na mat juróom-ñetti at nga toog di observer donc wax bi du gudd parce que da nga observer ba nga gis lu la doy loolu la doy nag yàlla bu ci sa yaakaar tas yàlla bu ci suñu yaakaar tas ñun aussi li may wax rek mooy ñun dañu ñëw di créer am mouvement bu ñuy wax gëm sa bopp bi ñu sosee gëm sa bopp du woon mouvement bu am ay carte ki membre gëm sa bopp esprit la ñu ne nit ñi gëm leen seen bopp gëm sa bopp du naw sa bopp parce que boo nawee sa bopp da ngay defe ni xëj na lu nit di am ci yow la gën a jekk te mën na la jural ngay iñaane nit ku am mais gëm sa bopp mooy nga xam ni rek àdduna bi yàllaay joxe boo tegoo ci yoon bi mën nga am ñu sos ko nag di defaale activité sociale di defaale citoyenneté di def politique ci politique boobu élection jot ñaari yoon ñu demal suñu cëggal bopp yàlla def ni at muñ ci demee yàlla def na Cees waay gën ñu ràññee gën ñu bàyyi xel ba tey ñu ñëw yàlla def ñu xamante ak président Macky Sall depuis fukki at ak juróom yooyu ñu jàngat ko ci moom ci jot ci comme li Khoudia def rek ba mu doy ñu ba vision bi doy ñu ba parti bi doy ñu jël ni léegi mouvement citoyen day nekk plateforme buy toppatoo mbiru développement mbiru citoyenneté mais lépp lu ñuy def ci politique ñi ngi koy def ci biir alliance pour la république mais bi ñu duggee biir alliance pour la république Thiès amul woon sens ñun ñu ñëw rek yamale suñu groupe fu ñu woo même personne yi dem olof day wax ni ku yokkul yaa wàññi moo tax ñu ñëw ci mission boobu ñu jox suñu bopp ni suñu ñëw ci biir alliance pour la république ci biir Thiès
nangu ni fekk ñu fi ay yaafus fekk nañ fi ay responsable yu am taxawaay mais politique au Sénégal pour lan muy am problème parce que même nit ñi nombre bi du yokk booy seet fichier électoral bi toujours du yokk même nit ñi la rek ñooy dem fii tey suba ñu dem fële ñun ñu ñëw ni dañuy élargir les bases du parti à Thiès maanaam dañ koy yokk boobu nag lu waay weddi boo ñëwee ñun la xujasi la dugg na ci politique ak waa Fass Jom discours ba mu def daf ko natt ak ñoom ba waa Fass Jom yëpp décidé ni dañuy ñëw ànd ak Maodo Malick Mbaye biir Alliance pour la République biir APR lu sa xel naqari di nga xam ni loolu Alliance pour la République yokku na am na ku ci dugg am na jàmbaaru jigéen ju ci dugg am na jàmbaaru fàkk tëdd ju ci dugg am na jigéen ju am jom ju ci dugg am na jigéen ji nga xamante ni ñàkk jariñu rek la mës a dunde ak sàmm diine ju ci dugg donc damay wax ni bu leen kenn nax naan leen politique baaxul loolu dañ koy wax non tu sais politiciens yi ñoo parce que d'abord leen am na pour ngeen xam ni indépendance ba léegi élection bu am dana am ku ñëw ni man du ma politicien mais damaa bëgg a defar dëkk bi sénégalais yi kooku mën naa wër réew mi joxe xaalisam sénégalais yi boobu ba léegi amul kenn ku politiqueul ku ñëw ci élection ñu jox la lu ëpp 3% chaque fois sénégalais yi bu ñuy voté ñii politique la ñuy voté donc tey xujja tey sa jëf ji nga jëf ñii li ci neex nag mooy dama bëgg ñiy wax ñëpp ñun femme de développement lañu dañu war a xool ci yow man waxuma femme de développement yëpp nañ ñëw ànd ak man mais sa jëf ji dafa rëy na rëy ji nga xamante ni rafet na rafet ji nga xamante ni mais fullawu na aussi faydawu na parce que mënoon nañu ñëw nga wax ni ñun daal vraiment ku ñu jàppale la ku ñu jox la ainsi de suite dañ lay déglu rek xam ni ki wax ni ku ma jàppale la ki ñëw jàppale la 200 000 moom nga àndal tey mais bu keneen ñëwee jox la 500 000 da nga koy bàyyi après keneen ñëw jox la 1 million sa der yàqu ci lu ko jarul donc autant ci politique booy ànd baax na nga dugg ci mais li nga def foo ko waxee ñu respecté la te man de dinaa am mbégte lool exemple bii ma joxe ko fépp wax ni am na jigéen yi nga xamante ne day ci politique dafa xool di déglu ba ma doy ko ma wax leen du dërëm bu ma ko jox nag si ngeen toog nii moom moo ko luyeel boppam c'est-à-dire man ak Khoudia mosu ñoo tegante ñaari téeméer ça c'est important donc lii ngor lal na ko yi fulawul lal na ko éveil citoyen maanaam nga xam fi réew mi toll tamit lal na ko parce que maa ngi koy wax sànq dëkk bi ba léegi nii li mu wane mooy ku politique agul doo ko yor fi ñu toll nii lépp lu leen mënti naqari ci dëkk bi tamit la koy def mooy ngeen politique wala ngeen ànd kuy politique man nag politique wutuma ci ay militant collaborateur laa ciy wutuma ci ay surgaa ki dak ay nawle laa ciy wut donc te daje naag daan ku ma am nawloo naa la mais yow day bokk nga ci ñuy war a gën a nawloo ndax sa jëf ju rafet noonu nga ànd ak ñun tamit ñii nga xamante ni ñoo fi nekk tey ba ñëw tey ñu fekk leen fi ñu ànd ak ñun ci ngor googu la ñu ànd ak ñun mooy ñi nga xamante ni bokk nga ak ñoom koñ bi ak ñeneen ñi nga xamante ni xëy na ñoom ngay ñëw fekk tey ci plateforme gëm sa bopp mais ci biir Alliance pour la République ñu leen di yee aussi que dañu jëm ci ay élections dañ fi ñëw tey ñëwuñu fi pour wax leen ni Maodo candidat la dañ fi ñëw parce que dañu bëgg a yéen gaa comme ni mu ko waxee ci man ngeen bokk ci Maodo Malick Mbaye ngeen far ci moom ngeen àndal mais dama leen di wax ni élection yi ñu jëm ñun dañ ci am coalition bi nga xamante ni majorité présidentielle élargie lañ koy tuddee ñëpp ànd ci Idrissa Seck ak Macky Sall ànd ci kaw ñun ñu ànd ci suuf ak waa réew mi di bëgg nag di ñaan di am taxawaay ba nga xamante ni bu ñuy tànn la ñuy tànn méngoog li nga xamante ni moo ñor askan wi mais li ci ëpp solo daal ma mën leen ko wax mooy ñun suñu politique du xaste suñu politique du xarabaate
suñu politique du ŋàññaate, suñu politique du li ñuy wax naan wax ba sa ñeex saf sàpp ak yàpp te doo rey dara, suñu politique du digaate ndax dige gu bari yàkkamti ngërëm loo moomul la. duñ leen wax mais je veux dire que seen kii nga xamante ni mooy Khoudia jiite leen dinañ ko téye ci téyin wi nga xamante ni di ngeen xam ni ñun téye nañ ko te loolu soreetul yàggatul. beneen élément bi may wax ci Khoudia mooy Khoudia dafa ñëw fi nga xamante ni ci côté développement dina ci ànd ak jigéen ñi gën ko ñaax gën ko doxal gën ñu wan yoon wi parce que am nañ ci li nga xamante ni xarañ nañ ci mais xëy na moom expertise bi mu ci am ak jaar-jaar bi mu ci am war nañu mën a apporter dara. donc ma wax ni rek Khoudia jàppal ni li nga def ni tey président de la république dina ci bëgg, jàppal ni Idriss Seck dina ci bëgg, jàppal ni président Idriss Seck dina ci bëgg, président Macky Sall bëgg ci, ñëpp ñi nga xamante ni am nañu sax xel mu rafet te ànduñu ak ñun ci politique dinañ ci bëgg ndax sa wax rafet na. sa wax nag li ko nat mooy jëf ji nga xamante ni da nga ko jëf ay at ba tey nga toog doxal ko ci say kanamu mbokk ñu nangu ko. ñuy dalal xelu jeunes yi li ngeen wax noonu maanaam mbiru li ma ci gën a jàpp sax mooy seen mbiru jàng. ci mbiru jàng bi président de la république dafa teg lu ñuy wax 3FPT nee na képp ku nga xamante ni am nga bac te bëgg a def formation initiale 3FPT da lay jàppale fayal la fooy fayee téeméer boo waree fay par exemple ñaar fukki junni ñaari junni ngay fay li ci des ñu fayal la ko nga tànn branche bi nga ko bëgg a defee loolu dinañ leen ci taxawal dinañ ci am solo dinañ ci am taxawaay. beneen élément bi mooy ñuy wax jigéen ñi di leen ko annoncé fii ni leen à partir du mois de juin am na maison de l'outil bi nga xamante ni président daf ma ko dénk depuis fukki at presque ñu ciy jàppale ndaw ñi mag ñi ci wàllu am métier ci wàllu taxawaay ci wàllu tàggat ba mën a daan sa doole. ñu gis ni que bi nekk Thiénaba kii di El Hadj Diallo moo ko jiite démb ñu am fa lu rëy lu ñu organiser ak ministre Dame Diop mu teewee ko maison de l'outil boobu ginnaaw fukki at ñu ngi ko doon jéem mais bu Thiès bi incha allahu rabbi trouvé nañ ko ba juin fin juin début juillet incha allahu rabbi dina commencer fonctionner ngeen mën fa dem di fa def seen activité de formation di fa daan seen doole lépp lu ngeen am mu mën leen permettre ngeen faj seen soxla. fenn laay terminer di leen ko wax mooy Khoudia mbooloo mi man xam naa ni te gëm naa ni tollul nii rek mais gëm leen ni bëgguñu sax majorité rek dañoo bëgg ñëpp maanaam nañu fexe ba maximum luñ ko gën a yaatal ñu yaatal ko wax leen ak imam yi wax leen ak ñi yor église yi wax leen ak directeur d'école yi wax leen ak ñëpp ba ñëpp gis ni Khoudia mii kat lii mu def te mu nekk li nga xamante ni kenn forcé wu ko kenn neexalu ko kenn jox ko dara mu def ko ci ngëm comme ku nekk war nga ko mën a def. donc je pense que loolu moo nekkoon kàddu yi ñu la bëggoon a wax di la encourager bu baax te di la dalal sa xel aussi amuñu problème certitude laa am parce que saabu du fóot boppam mais bu waree mën a xëpp nag dina ko yëg certitude laa am ni ci wàllu ngor ci wàllu kóllëre ci wàllu sàmmante ay diggante buñ ci àndee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam du ñu jéppante yàlla bu ñu jéppante yàlla bu yaakaar tas ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah